du docteur Aminata Sow Top docteur nuyu naa la. Marie Rosalie maa ngi lay fay. di la jaajëfal ci invitation bi. waaw docteur nga nekk pédiatre ci hôpital bu Pikine tey jii auditeurs yi ñuy déglu boo leen di expliquer boo leen di présenter hôpital bu Pikine lan nga leen ci wax lan lañ ci war a xam ñi fa mësul dem. li ma leen mën a wax ci hôpitalu Pikine c'est que c'est un hôpital de niveau 3 bu ñuy wax hôpital de niveau 3 ça veut dire que c'est un hôpital de référence donc on peut dire que ci hôpitaux yi fonctionné ci banlieue bi c'est l'un des plus grands hôpitaux de la banlieue et il draine un rayon de 50 kilomètres. boo ñëwee daa fa fekk spécialité yépp donc macha allah hôpital la boo xam ni hôpital de référence la et je pense que population yi nekk ci banlieue bi xam nañ taxawaayam foofu ci biir banlieue bi. nga nekk pédiatre aussi nekk fajkat bu ñu nee pédiatre ñun en tout cas docteur la ñu xam pédiatre moom mooy lan moo la wutale ak yeneen fajkat yi. boo déggee ñu ni pédiatre mooy docteur boo xam ni dafa jàng juróom-ñaari at def 8e année thèse am ba pare tànn spécialisé wu ci lépp lu jëm ci xale yi ça veut dire pédiatre ko moo xam ni dafa ñëw jàngaat encore yeneen ñeenti at pour spécialiser wu pour jël en charge xale yi de 0 à 15 ans. 0 à 15 ans donc képp ku ci am doom bu toll noonu boo bëggee saytu yaramam ci lu wóor pédiatre ngay dem. au-delà mën nga dem ci yeneen services yi. exactement. waaw docteur tey ñuy waxtaanee feebar yi nga xam ne dañuy faral di gën a bari ci jamonoy nawet. waaw ñu bëggoon xam ban njëriñ la moo am ci waxtaanee ci li nga xam ne moom mooy feebar yi gën a bari ci nawet rawatina ci xale yi. xam nga bu ñu nee nawet wax changement écosystème bu ñu waxee changement écosystème wax recrudescence su yenn feebar yi que muy sibiru que muy biir bi daw. que muy yenn maladie allergique respiratoire yi que muy yenn maladie de la peau yuy faral di wax ay dermite hivernale donc day am solo ñu mën ci waxtaan ak askan wi comme ça ñu xam ni nawet dafay ànd ak feebar yu bees bu dul feebar yu bees tam recrudescence su feebar yu fi nekkoon ñu xam nag feebar yooyu bu leen dalee nan la ñu war a def ba teel a dem ci kër docteur ba du lor kenn ci askan wi. waaw ba tax nag ñu bëggoon xam ci jamono nawet bi nga xam ne toll nañu ci yan feebar ñooy gën a faral di dal xale yi yéen ñi nekk ci service pédiatrie yan ñooy premier motif de consultation yoo xam ne c'est sûr que nawet bee leen fa indi. comme ni ma la ko waxee léegi rek feebar yi gën a bari mooy feebar yi jotee dara ak sibiru mooy feebaru biir bi daw yi mooy feebaru respiratoire yi mooy feebar yi tam maladie de la peau. mais dañu seetlu temps yi ci suñu consultation que ci fukki xale yi ñuy gis juróom-benn yi ñu ngi jàmbat biir bu daw moo tax tey ñu bëggoon waxtaane mbiru biir buy daw. ci xale yi ak ci nawet bii di teru. waaw biir bu daw yi d'habitude lan moo koy indi lan mooy faral xale yi bu nawet jotee dañ koy dégg souvent nga toog sax ñu ne dafa am épidémie gastro-entérite ñuy laam-laame ndax war nañu wax épidémie waruñu wax waaye daal li wóor ba wóor mooy dafay bari lan mooy faral di ko indi. en fait biir buy daw c'est vrai que bari na ci xale yi même bu dul nawet. ndax booy seet biir buy daw ci ni ko OMS di xayma. chaque année 2 milliards d'enfants presque dinañ am épisode biir bi daw te boo seetloo dina rey lu manqué genn wàllu million dina ko rey par année ci xale yi dañuy am tendance sax di wax ni biir buy daw c'est la deuxième cause de mortalité infantile c'est-à-dire c'est la deuxième cause bi yóbbu bakkanu xale yi am moins de 5 ans li tax nag muy gën a bari ci nawet bi raison yi bari na parce que biir bi daw li ko mën a indi bari na on a les causes infectieuses c'est-à-dire les causes qui sont liées à des virus mais aussi à des parasites qui se développent en général pendant l'hivernage ak taataawu ndox yi. Il y a aussi les mauvaises conditions d'hygiène. maanaam ci wolof. maanaam hygiène bi mën na des. comme par exemple ñu am ay problème mu assainissement. par exemple day am ay zones yoo xam ni du am latrinisation.
ndoxu foos yi ci mbedd yi. voilà ndoxu foos yi ci mbedd yi du am latrinisation en fait ça veut dire que nit ñi duñu am fu ñuy defee seen besoin wala buñ koy def ñu koy def à côté des points d'eau ba pare day manquer tam accessibilité à l'eau potable donc bu ñu defee seen besoin à côté des points d'eau les germes qui vont proliférer maanaam doomu jàngoro yi mën a indi jaare mën a multiplier ci boor ndox yooyu ñëw contaminer ndox yi ñooñu di utiliser pour seen togg pour raxas seen ay légumes parce que amuñu accès à l'eau potable loolu mën a indi jaare manqué tamit raxasu bi raxas sa loxo manqué toog nettoyer sa ay légumes sa ay ñam yooyu yëpp mën na indi jaare te c'est favorisé par le changement de l'écosystème entraîné par l'hivernage. waaw qu'est-ce qui fait que xale yi ñoo ci gën a vulnérable. ce qui fait que xale yi ñoo ci gën a vulnérable parce que ku ne xale wax individu en croissance et ce qui caractérise les enfants li leen caractériser xale yi li def seen spécificité mooy seen système de défense ñoragul mëtagul comme yosu mag ñi parce que organisme bi dafa am ay soldats yoo xam ni chaque fois bu benn doomu jàngoro dugg ci yaram bi ñoom dañuy jóg xeex ko ba du am doole bu mu bëgg pour attaquer organisme bi mais il se trouve que xale yi de 0 à 5 ans seen système boobu day nekk di màgg du mëtagum donc dañuy fragile doomu jàngoro bu ñëw day am plus de facilité atteindre leen que atteindre mag ñi loolu moo tax biir yu daw yi di gën a bari ci xale yi surtout nag ci xale yi nga xam ne amaguñ juróomi at. waaw ci xale yooyu tey ji waajur yi ban xeetu seetlu la ñu mën a def pour xam ndax xale bi biir bu daw la am wala déet ndax dañoo war a di wàññ ñaata yoon la ko def est-ce que sel bi dafa war a am melokaan en tout cas naka la ñu war a def ba mu leer ñu ne lii kat biir bu daw la jarut a bàyyi mu wéy. xam nga dafa am ñaari xeetu biir yu daw yi ñuy wax. dañuy wax diarrhée aiguë di wax diarrhée chronique tey li gën mooy ñu wax ci diarrhée aiguë yi maanaam biir yu daw yi nga xam ni dañuy durer moins de 14 jours moins de ñaari semaines loolu nuñ ko mënee définir biir buy daw mooy xale boo xam ni ay cabinetam dafay ndoxe nombre bi dafay yokku abondance bi tam day yokku OMS dafa ne xale bépp bu am lu ëpp ñetti cabinet yu ndoxe ci bés bi mën nañ wax ni kooku dafa am biir bu daw dañu wax nag ni biir bu daw bi dafa aigu su dee dafa durer moins de 7 jours. lan est-ce que am na loo xam ne buñ ci deful ndànk mën nañu ko jaawaatle ak biir bu daw foog ne moom la walla du moom. waaw loolu am na parce que il faut savoir que cabinet yi ci xale bi dafay dépendre ci âge am dafay dépendre aussi ci mode alimentation comme par exemple liir buy door a juddu bu nekk ci weenu yaayam. mën na am juróom benn ba juróom ñetti cabinet par bés saay bu nàmpee ba pare dina cabinet yooyu dafay ndoxe dafay jaune dafay am ay pepp mais loolu du biir buy daw ndaxte waxtu boobu moom système digestif am ça veut dire li war a retenir ndox yi ak sel yi ci organisme bi mëtagul ba mu mën a am nombre de sel yi mag yi di daam moo tax saay bu nàmpee rek dafay cabinet mais loolu du biir bu daw ci liir bi il faut aussi savoir que xale bu nekk ci biberon mën na am ñaari sel par jour ki nga xam ne nag commencé na diversifier kooku dina am ñaar ba ñetti sel par jour mais du ndoxe suñu màggee nag dinañ dem ba am ñaar wala ñetti sel ci semaine bi donc xale bu nekk il faut lui le mettre ci contexte am xool mode d'alimentation am pour bañ a yaakaar ni des fois jaare la fekk du jaare mais hormis toutes ces situations bépp xale bu am lu ëpp ñetti cabinet par bés yu ndoxe yu bari
jaare la dafa war a dem kër docteur. kon nag dañuy ubbi antenne bi 33 825 18 30 fàttali auditeurs yi ne ñu ngi suivre seen émission Allo Docteur tey ñu ànd ci ak docteur Aminata Sow Top nekk pédiatre ci hôpital bu Pikine li ñuy waxtaanee di xeetu jàngoro yi nga xam ne dafay faral di bëri ci nawet gi te it gën a sonal xale yi te bokk na ci feebaru biir bu daw bi ñuy waxtaanee tey donc képp ku ci am laaj wala loo xam ne bëggoon nga ko ci ay leeral jokkoo ak docteur ci 33 825 18 30 docteur dañuy gis ci en tout cas ci kër yi xale yi bu am biir bu daw souvent dañu ne ak garaawul def ndox ak xorom jox la nga naan est-ce que biir bu daw ci xale bu ñu demee ba nemmeeku ko jar na yóbbu hôpital. merci Marie Rosalie pour question boobu ndaxte ñun dañuy am toujours problème boobu xale biiram dafay daw parce que xam nga biir buy daw bu xasee ba commencé mën na ànd ak yeneen signe xale bi mën na di woccu yaramam mën na di tàng appétit mën na wàññeeku biiram mën na di metti mais loolu yëpp dañ la naan jarul nga dem kër docteur ndax feeñal garaawul jarul yóbbu kër docteur donc problème bi ñuy jàkkoonteel dañuy téye xale yi ci kër yi ba nag complication bi ñuy gën a ragal ci xale bu biiram di daw muy manqué ndox di déshydratation dikkal ko ñu door a ñëw indi hôpital des fois sax dañuy parce que déshydratation tam manqué ndox boobu dafa am ay stade am na stade 1 ba 3 donc dañuy yegg sax ci stade bi nga xam ni déshydratation sévère boo xam ni il faut ñu hospitaliser xale bi donc vraiment loolu maa ngi ci ñaax askan wi xale bu biiram dee daw rekk demal kër docteur même bu aajewul hospitalisation dinañ la wax ndox ak xorom boobu nga war a joxe ci yam anam nga koy joxe lan moo koy compléter ndax du lool rekk la ñuy joxe dinañ joxe ndox ak xorom boobu mais c'est des préparations yoo xam ne c'est prêt à l'emploi et c'est vendu en pharmacie du yow yaa koy defaral sa bopp. dinañ ko booleeg leneen lu ñuy wax zinc boobu nag nga xam ni non seulement day réduire sévérité jaare bi mais day diminuer durée progression jaare bi ba pare day protéger xale bi day tax jaare du ko yeb ba pare lu tax tam nga war a bu xale bi amee jaare nga war a dem kër docteur non seulement pour éviter déshydratation boobu mais aussi pour éviter malnutrition mooy xale bu xiibon. waaw dafa mel ni am na auditeur bu dugg docteur. ñu jël ko wéy ci waxtaan bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Marie Rosalie. maa ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. doomu Oustaz Alioune Sall Latmengue. doomu Oustaz Alioune Sall Latmengue ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di ziar di rafetlu émission bi. jërëjëf. waaw des fois sama doom bi moom dafay toog daanaka 3 jours du dem toilette. waaw léegi nag normal waaye dama bëgg xam loolu lan ma ko war a pour bu ko defetee ñu jéem a xool waaw. waaw loolu daal bëggoon naa ci am ay leeral incha allah. xëy na docteur dina la laajte xale bi ñaataat la am tout ça là. ci mars bi la judd ci 1er mars la judd waaw. 1er mars bii nii. d'accord docteur amoo yeneen question yoo koy laaj. en fait mun nag bëgg naa ko laaj xale bi par exemple ban alimentation la am ndaxte mu ngi si weenu yaay ji. waaw effectivement mu ngi ci weenu yaay ji. donc parce que 1er mars ba. donc ñaata weer la am exactement. xam naa à peu près 6 rek de. 6 mois. mars ba léegi waaw. bientôt 6. d'accord jërëjëf xam ne tuuti moo koy manqué waa koy baax na waaw. jërëjëf docteur dina la tontu ci kanam donc dañuy jéem a xoolaat ndax am na keneen ku bëgg a dugg participer ci émission bi 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi leen di fay soxna Rosalie. waaw Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. Mouhamed ñu ngi lay déglu. voilà di leen gërëm yéen ñëpp ci DFM ak Groupe national des médecins ak Val d'Afrique. jërëjëf. di gërëm pédiatre boobu ngeen invité. vraiment lu mu wax ci xale yi leer na nag dama doon laajte nag xale yu lekk suuf. xale yu lekk suuf parce que bari na xale yoo xam ni seen yaay bu ñu commencé raam seen yaay bu leen tegee suuf dañuy lekk bu leen tegee bu ñu raam dañuy lekk suuf bu bari suuf soosu lan la mën a créer ci xale bi. waaw. ak tamit
comme ni ñu wax rek pour jigéen ñi di nàmpal seen doom yi ak exclusivement au sein ba 6 mois pour moytu qualité ndox mi daal. parce que ndoxu robinet yi itam yenn saa yi qualité bi ça laisse à désirer daal. waaw yooyu yëpp laay laaj docteur lan moo ci xalaatam waaw di leen nuyu vraiment di la delloo tamit suñu kii bi 106.4 ba léegi la mu mën 3 weer de. waaw ki ko war a dégg mu ngi nii toog di ko dégg xëy na dina ci bàyyi xel. waaw waxoon naa dañuy marché léegi duñu marché dañuy grève de la faim. déedéet jaru ko dinañu ko saafaraal. fekk rajo boobu rek dañu am léegi ma damay obligé di jàpp rajo maire bi yenn saa yi du leer wala ma jàpp. dinañu ko saafaraal ci diir bu gàtt nañ ko saafaraal amul benn problème. di gërëm auditeurs yëpp nag. ñoom Ibou Ngone Mbengue xaw ma ko sax mais vraiment présence am ak yaroom si rajo bi kii vraiment dama ko naw. ak bon El Hadji Touré ak tous les autres auditeurs daal je vous remercie. jërëjëf. maa ngi nuyu Ndeye Khady tamit Ndeye Khady nuyu ma ko bu baax a baax. jërëjëf Mohamed woote Malicounda donc soose dañuy xoolaat ndax am na yeneen auditeur 33 825 18 30 asalaamaaleykum mu mel ni nag dafa rëcc mu jéem a composé waat rek 33 825 18 30 te ñuy waxtaanee mbirum xale yi rawatina biir bu daw ci jamonoy nawet asalaamaaleykum. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. maa ngi ziar. noo tudd wala fooy wootee. maa ngi wootee fii Dakar maa ngi tudd Moussa. waa kay Moussa ñu ngi lay déglu docteur mu ngi lay déglu. waaw d'accord bon man sama question mooy dama am sama benn doom. bu am présentement 4 ans ku jigéen. bon moom yàgg na am problème seere na quoi tout le temps day am problème pour def cabinet. bon après ñi bañ ko yóbboo ci benn pédiatre xool ko et tout. mu ne nañ ko defaral benn genre rajo bon mënu ma koy rajo benn kii boo xam ne dañuy xool biir bii ndax estomac bi normal na ainsi de suite. donc ñu defal ko léegi ils ont détecté que ne dafa am benn colon bi dafa gudd. n'est-ce pas. waaw. léegi donc explication bi mooy day am difficulté pour pousser. pour am force pour mën a pousser cabinet bi mu génn quoi parce que colon bi dafa xaw a gudd. loolu la ñu wax. léegi dama bëggoon laaj docteur loolu moom ban kii la ci am quoi ban xalaat la ci am ci loolu. parce que bon ba léegi ça persiste donc dañuy wax ne nañ ko jox ay fruits mu xool alimentation bañ a lekk ceeb bu bëri mburu bu bëri mais bon dama ko bëggoon laaj rek ndax moom am na si ay idée ci traitement bi. à part alimentation bi yan affaire nga si mën a dolli quoi. jërëjëf Moussa laaj yi leer na docteur dina la ci tontu docteur ku ne biir bu daw tamit du tere nga wax constipation yooyu yëpp ci waxtaan wi la bokk donc ku ci mën a profité ci suñu invité mu indi la ci ay leeral nga woote 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. waa kay ñu ngi lay ziar El Hadj. Rosalie Ndiaye. maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar. maa ngi lay fay. di nuyu docteur si invité bu maa ngi koy nuyu bu baax. di nuyu Sud FM auditeur auditrice yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. maa ngi lay fay di ziar bu baax tonton li ak Cheikh Ahmed Tidiane Ndour ak Mouhamed Lamine Thiam mi génn léegi. maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu bu baax nag émission bi nag wax dëgg yàlla Rosalie maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu Adja Ndeye Khady maa ngi koy nuyu bu baax wax dëgg yàlla maa ngi koy nuyu nomma naa ko trop nga ne ko wax. bon indi ngeen tey lu am solo. ci biir te surtout saa yi ñuy toll nii ci loolu la ñu nekk nii ci mbirum si biir. surtout xale boo waxee xale nga wax mag parce que mag tamit encore mooy yor xale yi te léegi fu mu nekk nii damaa gis léegi fu mu nekk nii négligence bu nekk ci xale yi nit ñi dañuy nekk moom oustaz Mouhamed Lamine Thiam wax na ko léegi parce que da ngay gis xale yi di raam di foraatu di def lu nekk te yow su yoon nekku ci waaw te encore banlieue bi lu ma xataay banlieue bi man docteur lay laajte xataay banlieue bi ak xale yi macha allah comme ça nit ñi dañuy xaw njaboot te encore dëkkuwaay yi yaatuwuñu te encore taataa ndox yi foofu ci banlieue bi loolu yëpp encore day poser problème comme ça indi ay sibir loolu yëpp day jox xale yi sibir te xale yi encore il faut ñu toppatoo leen parce que encore bu jot rek sànni il faut encore ñu toppatoo leen yaay yi ñooy toppatoo xale yi góor mënul toppatoo day artu rek mënul toppatoo mais yaay mooy toppatoo xale encore ñu toppatoo xale yi ñu bàyyi ci xel émission bi am na solo lool maa ngi gërëm auditeur maa ngi gërëm bu baax suñu directeur bu ñaawul bi
di sant yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. jërëjëf El Hadj Touré donc ñu jéem a xolaat beneen auditeur 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi lay ziar sëñ bi. soxna Rosalie. waa kañ Ibou Ngone Mbengue yëmbal. Ibou Ngone ñu ngi lay déglu. maa ngi leen di ziar di rafetlu émission bi. jërëjëf Ibou. di nuyu mboolem ñu koy teewal di ziar Mouhamed Sam moomu génn léegi ak ñoom Pape Birahima ak maître Lora ak mboolem kuy déglu. ñoom maman madame Guèye. maa ngi doon laaj docteur ndax xale yi bu ñuy door a judd ñaata ci ay weer lañu mën a am pour doog a mën a lekk ndax bu ma fàttalikoo bi ñu gën a nekk xaleel parental yi ñu naan nekk suñu kër bu ñu juddoo ba am ay ñeenti weer wala juróom-benn weer dama daan gis sama yaay bu daan togg añ daf leen daan defal ay lu mel ni ay naajo wala ay pataas di ko seppi noonu di ko tuccal di leen ko jox. mais léegi dama seetlu xale yi léegi dañ leen di jëndal yeneen façon yiy jaay ci kii yi di leen ko defal ay ruy ak yu ne mel mais mu gis bébé yooyu ak bébé yi dañoo wuute ndax yéen dañ ciy gis bébé yoo xam ne dañuy xaw a mel lu xiibon te yooyu mère yi daan def da daan am lu muy def ci xale bi. ak xale tamit ñaata ci ay weer la mën a am pour doog a mën a naan ndox. bu ko defee tamit ndax nit ki li yaayam di lekk ndax dina waral ak biir bu daw ci moom. loolu tamit maa ngi ko doon laaj docteur di rafetlu émission bu baax a baax di leen jot numéro maman Badam bi ak tonton Adama Ndiaye. jërëjëf Ibou Ngone donc ñu jëlaat benn auditeur wala ñaar su ko defee docteur mën a tontu laaj yi asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. waaw man moom dama bëggoon a garder tur bi. amul benn problème. maa ngi dëkk Guédiawaye. ñu ngi lay teewlu. di rafetlu macha allah émission bi. jërëjëf. xam naa laaj yi bëriwul docteur. ci wàllu xale yi damay seetlu souvent xale yi nga xam ne dañuy toll ci feeñal comme diggante seen bëñ yi buy génn yooyu dentition bi. souvent dañuy am xale yoo xam day metti lool. léegi mu bëggoon laaj lan mooy explication bi souvent gis ñoo xam ne dañuy dem ba dañ leen hospitalisé yu mel noonu. ak ñoo xam ne sax lu demee noonu. léegi nag loolu xaw na ma jaaxal tuuti. li ci des tamit bëggoon naa xam. ci diggante yooyu ñuy wax feeñal yax yi ak yu ñoon ci diggante antépérage ñaata weer lay doon wala ñaata at ci diggante bi lay doon. daa ma ngi jégalu baax nag. jërëjëf ci laaj yi leer na docteur dina ci tontu donc soose dañu jëlaat benn auditeur ñu tëjandi antenne bi après ibiwaat ko ci kanam su ko defee docteur mën a tontu 33 825 18 30 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. ñu ngi lay ziar soxna si. ñu ngi delloo ziar noo tudd wala fooy wootee. man la soxna Khady Ndiaye maa ngi wootee Louga. soxna. allo. allo. waaw ma ne yow la soxna. man la soxna Khady Ndiaye. soxna Khady ñu ngi lay ziar. delloo ziar bi. ñu ngi lay déglu docteur mu ngi lay déglu. di nuyu seen invité bi. jaas bi. di wax ci xale yi rek man li ma jaaxal mooy lim laaj la dañ ni xale bu amee de 0 à 6 mois waruñu koo jox ndox waruñu koo jox benn lekk. te bu biir bi dee daw bu dee dafa déshydraté dañ koy jox sirop wala ñu koy defar ay perfusion wala ñu koy jox leneen composition boobu mu wax noonu. ndax loolu du wuute daal. ñu ne xale bi de 0 à 6 mois kenn waru koo jox dara. ñu ëlbatiku ñu bu biir bi dee daw lañ ko defal benn composition boo xam ne à base bi ndox la ak suukar ak xorom ndax loolu du wute. ndax leer na li ma laaj. waaw leer na waa kay jërëjëf soxna Khady jërëjëf kon soose dañuy tëjugum antenne bi bu fekkee amul ku dugg ba pare comme ça docteur mën a tontu. waaw docteur laaj bu njëkk mooy bu doomu oustaz Alioune Sall Latmingué nee na doomam 1er mars la juddu donc day toog 3 jours te du cabinet sans sel mu mënoon xam ndax lan moo ko waral. Merci Marie-Rosalie maa ngi remercier itam auditeurs yëpp. yi poser question parce que dafay wane seen intérêt ci thème bi. donc maa ngi leen ci gërëm di leen ci sant. donc pour question boobu je pense que expliqué naa ko parce que moom mu ngi toll peut-être ci ay 6-7 mois. et on a expliqué que xale bu tolloo ci noonu il peut avoir 2 à 3 selles par semaine sans que pour autant mu nekk constipation. donc tant que yi amul yeneen yu mu àndal buy cabinet yi di dëgër
muy onk di metti pour génne ko mën nañ xam ni que du constipation tant que àndul ak biir bi di gonfler donc cabinet yi di dëgër di metti buy cabinet donc c'est pas une constipation c'est normal comme ni ma ko annoncé woon à l'entame. kon daal ci atam ni mu toll nii mën na toog ñetti fan demul sel bu jàmbatul benn méttit kon normal na surtout nag bu dee cabinet yi dëgërul exonération bi difficile maanaam génne bi difficile muy onk muy metti te bu génnee mu gis ni dafa dëgër waaw nee na bëgg na xam aussi ndax cause allaitement maternel j'ai pas trop compris deuxième question bi. D'accord. Donc pour la deuxième question dafa seetlu ni que xale yu bari dañu lekk suuf et que dañu commander yaay yi dañ leen di recommander ñuy def allaitement maternel exclusif donc lui il pense un peu que suñu leen di defal allaitement maternel exclusif mën na empêcher négligence boobu noonu en fait ce que je peux lui dire c'est qu'il a parfaitement raison que le pédiatre yeeg OMS rek ñépp ñi ngànk santé li ñuy promouvoir mooy allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois ça veut dire yaay bu ko mën na nàmpal doomam ak soowam kese ba mu am 6 mois bu amee 6 mois nag ci la commencé di ci dugal yeneen ñam ñi continuer tamit nàmpal bi ba muy am 2 at mu mën ko feral ndaxte loolu daf koy aar ci feebar yu bari en premier feebaru biir bi daw bi ñuy wax parce que daf koy jox ay anticorps yoo xam ni day tax mu mën a lutter contre tous les germes qui peuvent entraîner cette diarrhée là waaw donc allaitement maternel am na solo léegi lekk suuf boobu muy wax ci xale yi des fois dañuy defe ni que xale bi dafa réew wala que xale bi comprendrewul muy lekk suuf mais le plus souvent li koy lal day nekk anémie te xale bu lekk mëtul par exemple allaitement maternel bi suivre uñ ko jusqu'à 6 mois alimentation bi conduire uñ ko de façon normale mën na am rapidement anémie te anémie bi mën na expliquer ces troubles de l'alimentation là nga gis xale bi di lekk suuf wala muy lekk éponge wala muy lekk xeer ñu defee ni reewande la wala dara la fekk am na médicalement lu ko laal d'où l'intérêt vraiment d'insister ci cet allaitement maternel exclusif pendant 6 mois commencer la diversification à partir de 6 mois ça veut dire dugal yeneen ñam yi ba pare nag di continuer ba tey nàmpal bi ba xale bi di am 2 at ñu mën ko fer waaw nee na jigéen ñi dul moom Mohamed bu Malicounda ba tey mooy wax nee na ñi nga xam ne du ñu nàmpal seen doom yi ci allaitement exclusif di leen jox ndox te ak qualité ndox bi bu demeewul noonu est-ce que loolu mën na am conséquence ci xale bi waaw loolu mën na am conséquence ci xale bi parce que comme ni ma ko expliqué nii allaitement maternel bi day protéger l'enfant contre les diarrhées parce que soxlawul benn préparation supplémentaire comme niñ koy waxee c'est du producteur au consommateur amul benn manipulation bu yaay ji di def ndox boobu ñu koy jël di ko jox xamuñu ndoxu lan la est-ce que ndox bi potable na est-ce que ndox bi contaminé wul par des germes est-ce que ci environnement bi ñu nekk les latrinisations sont effectives ba nit ñi di mën a def seen besoins yi dans des circonstances particulières dans des circonstances favorables donc ndox boobu ñuy joxe xamuñu ban ndox la ndox bi su contaminé rek dafay contenir ay doomu jàngoro yoo xam ni ñoom ñooy ñëw entraîner diarrhée bi ci xale bi entraîner biir bu daw bi parce que à la base ce qui peut entraîner la diarrhée mooy mauvaise condition d'hygiène yi te boo amulee ndox bu potable boo préparé wul sa alimentation yi de façon correcte hygiénique aussi ça peut entraîner la diarrhée d'où l'intérêt vraiment de respecter cet allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois bañ a joxe ndox bañ a joxe lem bañ a joxe beurre bañ a joxe leneen ndaxte xale bi mënu ko digérer à ce moment-là ba pare du am benn risque pour lu koy mën a entraîner ay biir yu daw. defe naa leer na docteur Moussa wootee Dakar nee na moom doomam bu jigéen 4 at la am nee na dafay faral di constipé te yàggoon na ba mu demee nag ñu defal ko benn xeetu rajo pour xam daal lan la mais dañoo gis ne côlon bi dafa gudd moo tax xale bi léegi-léegi day am difficulté pour pousse bu naree dem gànnuwaay mais nee na malgré que nee nañ ko nañu changer alimentation muy lekk ay fruits ak yooyu day persister daal moom mu bëggoon xam yeneen piste de solution ak lan nga xalaat ci loolu lépp.
en fait loolu muy wax noonu dafay fekk xale bi judduwaale noonu. donc dafay fekk xale bi judduwaale ak côlon boo xam ni dafa gudd. donc la conséquence bi muy indi ça veut dire que aliments yi muy lekk dafay séjourner plus longtemps dans le système digestif que yeneen individus yi nga xam ni seen côlon am na longueur bu normale. donc je pense que moom benn pédiatre moo koy suivre et je pense que traitement biñ ko mën a conseiller rek mooy traitement boobu ñu ko wax wàññi lépp loo xam ni mën a indi constipation yi mooy les féculents les pâtes privilégiés yi nga xam ni aliments yi nga xam ni c'est facile à digérer mooy bépp aliment bi nga xam ni contenir na ay fibres am na ay fruits am na ay légumes loolu rek lañ ko mën a conseiller parce que xale bi moo juddoo noonu. côlon bi dafa gudd donc aliments yi dañuy séjourner plus longtemps que normalement dans le côlon. donc man bëgg naa xam ndax xeetu mbir moomu noonu ndax opération am na ci wàll. non opération am ci wàll. opération am ci wàll mesure hygiéno-diététique yooyu rek maanaam régime boobu ñu koy conseiller rek loolu lañ ko si mën conseiller. waaw El Hadj Touré mu ngi doon wax ci sibiru xale yi di wax ci négligence yi ñuy nemmeeku souvent ci xale yi di leen bàyyi ñuy foraatu lu ñu kii lekk te nee na tamit ci jamono nawet gi nga xam ne promiscuité bi ak eau stagnante yi loolu yëpp lu contribution la daal lu ñu war a mët a bàyyi xel la lu ko mooy dinañu exposer xale yu bari. waa dëgg la loolu moom am na solo. parce que ne serait-ce que thème bi ñuy waxtaanee rek di jaare yi li koy prévenir c'est des mesures individuelles ça veut dire mesures yoo xam ne yow mën nga ko defal sa bopp mais aussi ay mesures collectives mesures individuelles yooyu mooy toppatoo xale yi teg leen ci anamu cet gu wóor lépp lu ñuy lekk mu ànd ak set waaye aussi am na mesures collectives yi muy wax comme eau stagnante yooyu suñ leen mënee éliminer loolu c'est vraiment du domaine du ministère de l'environnement. Et ça suppose l'investissement collectif. Donc il y a aussi assainissement bi, comme on dit. Il faut aussi que l'environnement soit assaini. Que ku nekk famille bu nekk mën a am ay latrines que par exemple eau stagnante yooyu gîte lavaire itam ñu mën leen traiter parce que tant qu'ils sont là ça favorise la prolifération des moustiques mooy favoriser aussi paludisme bi. Donc ça, c'est vraiment des mesures d'hygiène collective yoo xam ni ça permet aussi de préserver les enfants, de les protéger contre les maladies de la saison des pluies. am na solo docteur mais dañuy faral di gis ci kër yu mag yi. ku ci am sa doom buy raam nga daw jàpp wala raxas loxo des fois mag yi dañ lay ne bàyyi ko mu mëkk ci suuf si dangaa mëkk suuf ba màgg te indi lu la jàngoro lii moo tax seen xale yi xiiboon yàgg nañ ko dégg donc yenn pédiatre yi. ban analyse ngeen di def ci loolu comme quoi ñun dañoo bàyyi ñu foo ci suuf si mëkk ci moo tax ñu am wér-gu-yaram tey xale yi dañoo xiiboon ndax dañ leen protéger torop amatuñu lekkatuñu microbe mëkkatuñu suuf naanatuñu ndoxu raxas ak yooyu noonu ngay dégg ci kër yu mag yi. je pense que loolu ay waxu wolof rek la parce que loolu ñun ñëpp dégg nañ ko. boo waxee yenn wax yi ñu ne la yow nii lañ la yaroo woon te wàññiwu la dara mais jamono day dox science di dox ak moom. donc yu bari yoo xam ne dañ defoon ni amul ngaañ ci xale yi on s'est rendu compte que en fait loolu day gaañ xale yi ça va à l'encontre de leur développement donc mënuñu continuer di vivre comme ni ñu daan vivre sunu maam yi. parce que xam nañ lu baax la science nous montre en fait lan moo gën a baax ci xale yi te loolu je pense que ne serait-ce que par entendement rek war ñu bàyyi xale yi di lekk suuf si. parce que suuf si am na ay doomu jàngoro yu si nekk yoo xam ni bu ko xale bi lekkee comme ni ma la wax day dugg si organisme ñëw indil ko ay yeneen loraange donc suñ ko mënee tere moo gën. raxasu bi tam am na solo ndax am na germe yu bari yoo xam ni ci loxo yi lay jaar xale bi sax ko wann ko mu indil ko yeneen problème. donc loolu je pense que mënuñu ko bañ. waaw am na leneen lu mu wax nag li mu jeexale nee na góor mënul toppatoo xale jigéen moo war a toppatoo xale. docteur loolu lan moo ci sa xalaat est-ce que dañu war a bàyyi yaay ji rek nekk ci kër yi jàpp ci lii jàpp ci lële toppatoo xale est-ce que du warul nekk complicité entre ñoom ñaar de sorte que kii bu fi newul kële war na mën a xam ne kii kat am na lu nekk ci yaramam lu doxul lan nga ban gis-gis nga ci am. je pense que couple dañu war a jàppalante surtout nag
période yi ñu nekk nga xam ni jigéen ñi dañuy liggéey góor ñi dañuy liggéey. Je pense que il faudrait que góor ñi tam di ñu jàppale ci yor xale yi parce que des fois yaay ji tam du mën a def lépp donc il faut que yaay ji jàpp fenn fi ku góor ki jàpp fenn fi pour que xale yi tam mën a épanouir dans la famille am un développement optimal parce que loolu moo leen di arranger ñoom ñaari parents yépp parce que xale bu feebaree rek njàqare ñëw na ci famille bi donc lépp lu ñu mën a def pour prévenir que xale bi feebar rek jar na yaa ñaari parents yi booloo déggoo investiru pour jàppalante ba seen xale yi vivre en bonne santé. waaw Ibou Ngoné moom nee na xale à partir de ban weer lañ ko war a jox mu lekk ndax nee na tamit au début da doon gis ne liir yi mère yi bu ñu doon togg dañu doon tëmbal ay xeetu naajo noonu la ko waxee tojal leen ko jox leen ko mais léegi da nga gis dañuy jënd di leen defaral ay genre bugguma cité ay céréales defaral leen ndox lu gën a yomb jox leen ñu lekk te sax lekk bi du teel nee na naka la fa war a demee à partir de ban mois lañ leen war a jox ñu lekk. voilà loolu moom Organisation mondiale de la santé wax na ko ba mu leer. Effectivement bu njëkk ba dañ doon joxe ween bi kese ba xale bi am ñeenti weer ñu commencé di ko jox yeneen ñam comme naajo yooyu muy wax mais comme ni ma la wax science day dox donc bi ñu defee ay études on s'est rendu compte que xale bi bu mu juddoo ba muy am 6 mois organisme am mënul métaboliser mënul digérer leneen lu dul soow ween bi boo ko ci dugalee yeneen aliment rek du ko mën a digérer wala mu indil ko yeneen xeetu feebar comme ay allergie comme ay jaare moo tax léegi ñuy wax vraiment de façon claire et précise xale bi bu juddoo ba am juróom benn weer buñ ko dox dara lu dul soowu ween bi même pas ndox parce que soowu ween bi li mu soxla yépp farñeent yeeg ndox meeg lépp lu mu soxla mu ngi ci te ci quantité bi mu ko soxlaa. waaw laajam bu mujj mooy est-ce que jigéen biy nampal xeetu lekkinam mën na indi biir bu daw liir biy namp wala xeetu seere ndax mën na impacter en tout cas ci ni biiram di demee. mën na impacter bu baax ci ni biiram ci ni biiru doom ji di demee. moo tax toujours ñu ne yaay yi nàmpal aussi bien boo ëmbee que ba ngay wasin il faut nga am un régime riche et équilibré parce que li ngay lekk rek moom ngay métaboliser moom ngay transmettre tam sa doom. Donc c'est important régime mu yaay yi nàmpal mu ci bàyyi xel bu baax muy équilibré à chaque fois am lépp li mu soxla di am ay lipides di am ay glucides di am ay protéines. keneen ki woote Géejawaay nee na ci mbirum feeñal maanaam dentition nee na des fois dafay metti lool ci xale bi ban explication lañ ci joxe lan moo waral loolu ndax da ngay gis xale boo xam ne day feeñal sonn ba dem ci hospitalisation boo bëgg a xam aussi feeñal à partir de yan weer lay commencer ak kañ lay arrêter. Donc je pense que feeñal liñ teg ci ndoddam moo bari. Parce que xale bi bu yaramam tàngee ñun la feeñal la bu biiram dee daw ñun la feeñal la bu dee wocc ñun la feeñal la te li ci gën a garaaw dañ la naan jarul yóbbu hôpital feeñal la dina dañ lay fasal mu tane. voilà di téye xale bi ba muy toll foo xam ne bu yegg hôpital dina nekk ci état boo xam ni dina jaaxal parents yi des fois jaaxal docteurs yi donc li ñuy teg ci ndoddam moo bari mais c'est pas feeñal mooy indi symptômes yooyu. ndaxte feeñal li mu mën a indi mooy bëñ bi buy génn yow di nga gis ciiñ gi dina xonq dina tàng dina xaw a metti te loolu dafa am ay gel rek yu ñuy bind yoo xam ni day confortable loo xale bi wàññi tuuti douleur bi mais li ñu teg noonu yépp ci ndoddam du feeñal moo koy indi ba di indi ay hospitalisation peut-être dafay coïncider benn pathologie bu ñëw ci période boobu ñu imputer ko feeñal bi fekk du loolu. feeñal bi nag dina commencer à partir de 6 mois et dina continuer ba xale bi di mag parce que y a certaines dents qui vont même apparaître à l'âge de 20 ans donc mais à partir de 6 ans aussi
dents yi mu amoon les dents temporaires là dañuy commencer foq pour mu am les dents définitives donc c'est un long processus quand même. waaw ba tey dama bëggoon nga insister waat ci foofu pour mu leer ci ñëpp. est-ce que feeñal dafay ànd ak biir bu daw ak wàccu. loolu Marie Rosalie dama la ci gërëm encore di la sant parce que chaque fois dañuy am problème boobu feeñal du moom mooy indi biir buy daw du moom mooy indi wàccu bi dafay coïncider ak pathologie boobu feeñal li mu mën a indi rek inconfort bu ndaw par rapport ak bëñ bi ni muy génne te loolu am na gel yu ñuy bind suñ ko bindee pour xale bi confortable une fois bëñ bi génn nga arrêté gel boobu mais xale buy wàccu biiram di daw ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu bañ ko teg ci ndoddu feeñal nañ dem kër docteur dinañ leen jox yan garab la ñuy jël comme ça duñu soxlaa xaar ba état boo xam ni xale bi son état est préoccupant ñu war di ko hospitaliser. dañuy ñëw ci wàllu traitement bi comme ça ñu mën a tontuwaale soxna Khady Ndiaye woote Louga ndax nee na dañu ne xale yi 0 ba 6 mois kenn du leen jox ndox te nee na li ñu leen di bindal mooy solution boo xam ne xaw ma nuñ koy waxee solution hydrique des fois dañ leen di perfuser jox leen sirop te loolu yëpp dafay mel ni ay xeetu ndox la yuy dugg ndax du indi confusion est-ce que du contradictoire ak yooyu nga mën a ci expliquer vraiment docteur traitement bi ñuy jox xale yi bu ñu demee di am biir bu daw lan la exactement. c'est vrai que dañ ni de 0 à 6 mois nañ joxe que soowu ween bi bu ñu joxe ndox bu ñu joxe dara ndax lépp li xale bi soxla mu ci soowu ween bi. mais xale bu biiram di daw niñ ko waxee bi ñuy commencé émission bi biir buy daw mooy xale boo xam ni cabinet yi dafay ndoxe cabinet yi dafay bari cabinet yi dafay fréquent donc cabinet yu ndoxe yooyu dafay entraîner perte d'eau xale bi day perdre ndox et on sait que xale bi 70% ci composition corporelle am ndox la donc te ndox boobu bu koy perte dafay ànd ak ay sels minéraux dafay ànd ak ay nutriments léegi nag sels minéraux yooyu muy xorom bi muy suukar bi muy potassium bi moom lañ def ci sachet de réhydratation orale bu xale bi biiram dee daw ndox boobu muy perte ñu jéem ko remplacer balaa muy yegg ci état déshydratation loolu moo tax ñuy joxe sel de réhydratation orale yooyu donc c'est pas contradictoire ak li ñuy wax nañ joxe soow ween bi parce que même bu ñuy joxe sel yooyu dañuy continuer allaitement maternel bi su dee ci xale bu tollu 0 à 6 mois la. donc il faut mu comprendre que sel yu liquide yooyu ndox boobu muy perte moom la ñuy jéem a remplacer. moo tax ñuy indi sachet de réhydratation par voie orale yooyu. kon nag docteur dañuy ubbiwaat antenne bi bàyyi en attendant service commercial mu def seen page publicitaire ñu dellu si su ko defee auditeurs yi doon bëgg a dugg te jotuñu dugg ñu mën a poser seen question comme ça nga tontu leen. Faire de chaque Sénégalais, où qu'il se trouve au Sénégal, un auditeur privilégié de notre réseau. Notre philosophie, nous rapprocher de vous. Sud FM, chez vous. Faire de chaque Sénégalais, où qu'il se trouve au Sénégal, un auditeur privilégié de notre réseau. Notre philosophie, nous rapprocher de vous. Sud FM, chez vous, à tout instant. dañuy jaajëfal Val d'Afrique ak Ordre des médecins du Sénégal ñiy jàppale ci émission bi ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi noo tudd wala fooy wootee am jàmm. man maa lay woote Saloum. waa kay ñu ngi lay déglu. waaw dama laaj lan moo waral souvent xale yi dañuy judd ba pare am problème namp quoi dañuy bañ a namp. waaw maanaam bu ñuy juddoo ni souvent commencé nam ba xool ci kanam rek ñi bañaat di ween bi quoi. d'accord waaw loolu daal laajte docteur quoi pour mu wax ma lan moo waral loolu. docteur dina la tontu ñu jëlaat keneen ci 33 825 18 30 ba tey comme pédiatre bee fi nekk moom lépp luy laale ak xale dañ koy jël comme question asalaamaaleykum. waaleykum. maaleykum salaam.
maa ngi fi sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. Kër Massar. Kër Massar ñu ngi lay teewlu. ñu ngi teewlu. ana Ndeye Khady dafa génn. allo. ana Ndeye Khady ba du dara. déedéet. waaw ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar. waaw man de ndaw si noonu mu tontoo léegi xaw na maa jaaxal daal man daal bañ a ndox jox xale ndox ba pare jox ko yeneen affaire daal jaaxal na ma daal man daal loolu moom doyu ma de. man daal man li ma d'accord daal mooy ñoom daal lu tubaab wax loolu dëgg la lu nit ku ñuul wax daal loolu dëgg ci gone. gone effectivement am na loo xam ne moom wax dëgg yàlla moom suñ kër yi ak suñ jant bi ak suñ naaj yi ñoo ànd ak gane. koo fi bëgg a bàyyi dangaa nekk Dakar waaye boo nekkee feneen fu du Dakar bu soobee yàlla di nga bàyyi tubaab bi daw fekk say maam ñu defal dara ci gone yi. man seetlu naa samay doom yëpp bu leen loolu dikkalee ma demee hôpital li ma ci sonn ak bu ma demee ci samay maam li ma ci noppaloo daal du doon benn daal masha Allah taala bu ñu bañ a dàq 100% daal li fi newoon daal man daal d'accord ma bañ a jox ndox gone di ko jox yëfi tubaab man d'accord ma loolu moom d'accord ma sama xel nangu ko daal ci tonton boobu nag laa ko jàngee ndax nee na bu gone gi biram day daw nangam ak nangam lay manqué nangam lay manqué léegi nangam boobu nekku ci ndoxu naturellement boo xam si teen bi la ko lañ ko génnee wala ci robinet bi wala dafa bëgg ko def ci sirop boo xam si xam ñun fan ko liggéey xamuñ ko léegi ci xam-xam yuñ toggale ci njàngum tubaab léegi nag am na koo xam ne nu mu sonn ci njàngum tubaab juróom-ñaari at noonu la sonn ci moom ci kër maamam wala ci kër baayam am lu xam-xam pour ñu mën a xajal ñaar ñëpp daal en tout cas daal kenn ku ci ne bul def loo xam ne dina lore amul fenn fu mu amee njëriñ moom def loo xam ne dina lore moom amul fenn fu mu amee njëriñ waaw loolu daal maa ngi koy sàkku leeral incha allah taala jërëjëf. jërëjëf docteur dina ci indi leeral waaye ma fàttali rek ne docteur médecine la jàng donc ci loolu rek la mën a wax donc science bëri na xawma xam-xam yi bëri na jàng yi bëri nañu donc moom ci liñ ko woo ci loolu la ñuy wuyu dañuy jéem a jëlaat keneen ci 33 825 18 30 sinon docteur ma bëggoon xam aussi complication yi am ci retard de prise en charge. wala absence de prise en charge dañu jël auditeur bi ba pare asalaamaaleykum. waaleykum rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. kazalika ñu ngi leen delloo ziar di rafetlu seen émission bi. di féliciter docteur Aminata Sow boobu nekk foofu ak yéen. ndaxte xam-xam li mu joxe daal xam-xam bu wér la. ndaxte jàng na ko xam na ko. maa ngi tudd Alioune Diallo nag maa ngi woote Kunun moom dina xam kan mooy woote. doon ko wax rek tontu yi muy tontu mu wàññi nasaraan bi dem ci def wolof tuuti pour suñu mbokk Saalum Saalum yi. gën a mën a comprendre li ñuy wax. dama doon laaj par rapport ak pandémie Covid bi am dañu doon xool ne am na ñàkk yoo xam ne da doon aar xale yi ci feebaru biir buy daw. lan la ci ministère bi jël ak yan stratégie lañ ci war a mën a taxaw pour mën a ñàkk xale yi ndaxte am na ñoo xam ne dañoo ragal kër docteur. te loolu mun na indi jafe-jafe ëllëg ci xale yi ci seen wér-gu-yaram. jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Alioune Diallo woote Kunun laaj yi leer na am na solo docteur dina ciy tontu 33 825 18 30 asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ñu ngi delloo ziar madame. waa kay noo tudd wala fooy wootee. man Momar Badiane laa tudd maa ngi wootee Dakar. waa kay nag Momar ñu ngi lay déglu. waaw dafa am lu ma bëggoon laaj ci seen émission bi ginnaaw bi ma ko rafetloo. ci wàllu xale yi damay gis ne léegi xale yi assez souvent dañu am problème mu dënn maanaam di am problème mu noyyi. noyyi bi jafe nga gis ñuy mel ni dañuy fatt wala yu demee noonu. te am na benn science boo xamante ne léegi ñu ngi koy def benn genre kinésithérapie la. boo xamante ne dañ koy def ci xale. alors que bu jëkkoon xëj na ñun xam. dafa mel ni rëcc na waaye bu mënee dugaat mën na dugaat parce que dafa mel ni li muy wax aussi am na solo donc ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw ñu ngi ziar ñu ngi tey. ñu ngi ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi rafetlu émission bu baax. jërëjëf. waaw li ko sëñ bi waxee sànq moom xam naa ni moom boîte wolof yi lu muy gën a bari. dina tax nit ñi gën a xam li ñuy wax daal. par rapport ak buy làkkin nasaraan. ndax dajee ba ñoo xamante ni xëy na dañ koy bëgg a xam day def daal. allo. waaw am na solo. waaw loolu moom dina ci am solo lool. waaw dinañ ci bàyyi xel jërëjëf. waaw léegi man li ma doon laaj mooy. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw li ma doon laaj mooy dafa amee tànk boo xamante ni dama jékki-jékki ci suuf lay méttee
ci suuf lay méttee maanaam ci waq bi ci suuf. mais bu ma yeewoo daal suba teel lay gën a métti. mais dara gaañu ma ci nag centre ma dara loo xamante gaañu ma ci nag. dama jékki-jékki rek muy métti daal. waaw mais ci bu ma yeewoo suba taal yenn saa daal daanaka day mel ni du ma ko mën a dox sax du ma ko mën a teg ba di ko dox mais centre ma dama ci gaañ. dama jékki-jékki rek mu commencé di métti daal. waaw xaw ma nag ba xam lu war a waral loolu nag. waaw docteur dina la jox orientation dina la wax fan nga war a dem ndax moom nag xale yi daal lay faj pédiatre la. waaye du tere mu wax la fan nga mën a dem pour sa jàngoro jooju ñu mën ko saafaraal. jërëjëf. waaw ñu jéem a xoolaat keneen 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission allo docteur te ñuy waxtaanee mbirum xale yi ak feebar yi nga xam ne da leen di sonal lool ci jamono nawet gi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maaleykum salaam. allo. waaw ñu ngi lay ziar sëñ bi. soxna Marie Rossala Ndiaye na nga def. maa ngi fi Bara Cissé. ñu ngi leen di leen ziare di rafetlu seen émission bi. jërëjëf. di nuyu sa docteur boobu nga dalal. di wax na ñu ngi kontaan bu baax a baax di leen bàyyi xel saa su ne. di nuyu soxna Ndeye Khady moom dañu koo dégg. loolu nga wax am na solo dama doon laaj maanaam damaa gis maanaam gone yi bu ñu tollee ci dëjël daal maanaam seen bëñ di metti nekk boo xamante ni da nga leen di yërëm seen biir di daw. kon loolu damaa gis maanaam fi ne man fii ci réewum tubaab yi damaa gis seen doole ñoom duñ ko def maa xam Sénégal noonu am nañ ci ay mbutaay wala déet ndax gone ñaari bu tollee ci wàllu feeñal noonu da nga ko yërëm lool. maanaam daanaka du mën a lekk te du mën a naam day yàgg ci moom daal. moo tax ma bëgg ma am moom loolu moom yan solution la ñu gën a am daal pour maanaam garab yi ñu mën a jox ba nga xam ne bu ñu toll bu ñu leen ko joxee dana leen mën a. soulager feeñal li ñu def. loolu laa bëggoon a laaj. jërëjëf. jërëjëf kon nag soose ñu jéem a jëlaat benn wala ñaari auditeur comme ça waxtaan bi mën a wëy ak docteur 33 825 18 30 asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ku baax na ngeen def. ñu ngi fi rek ñu ngi fi. maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. di gën a sàkku ci ay leerlu. waaw dafa mel ni moom tamit rëcc na kon ñu xool ka ca des rek asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waa kay sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay déglu tur bi wala fooy wootee. maa ngi woote Guédiawaye. ñu ngi lay déglu. man dama doon laaj docteur dama am benn doom bu am 13 ans. léegi moom actuellement dafa commencé gis ay régalam may laajte ba xam loolu normal na wala. waaw. d'accord. jërëjëf donc dañuy tëj antenne bi su ko defee docteur nga mën a tontu waa ji njëkk a woote waat Saloum nee na moom laajam dafa aju ci yenn liir yi nga xam ne des fois dañu am difficulté ci allaitement bi ci namp des fois ñu tàmmalee namp sax mais dañuy dem ba ci digg bi rek bañu ween bi mu bëgg xam loolu lan moo ko waral. Merci Rosalie pour question yi je pense maa xalaat naa ni loolu du lu normal parce que xale bi bu juddoo rek bu ko pédiatre bi di xool li muy njëkk a xool mooy force bi muy nàmpe donc ça veut dire que loo xam ni kenn du ko nàmpal xale kenn du ko jàngal xale bébé bu juddoo loolu lay njëkk a def d'ailleurs sax dañuy wax mise au sein précoce ça veut dire que bu juddoo rek dans les 30 minutes yi topp juróom benn minute yi topp juddu bi rek dañ koy jox weenu yaay ji mu xëcc ko nàmp ko wannu sow bi donc xale bu toog ba nàmpatul situation boobu normalul du lu ñuy seetaan du lu ñuy tànqamlu dangay dem kër docteur ñu xool ndax amul leneen ci suuf lu laal ñàkk nàmp boobu mais du situation bu habituelle xale bu nàmpul loolu dañ ko boole ci signe de danger signe yi nga xam ne xale bu ko présenté rek yow da nga war a dem ci saasi
seeti docteur. parce que xale mënul toog noonu rek arrêté nàmp bi wala mu wàññi ko fekk dara jotu ko. su ko defee rek am na leneen ci suuf loo xam ne war nañ ko saytu kër docteur. mais loolu ba ñaata at ndax bokkul mu waruñu ko jaawaate ak xale yi nga xam ne ñooy feral seen bopp am nañu at ak lu tegal. mais loolu dina fekk au moins xale bi yeeg nàmp na ba am 6 mois. ba ñu commencé dugal ñam yeneen yi renforcer alimentation bi. commencé taamu. voilà commencé taamu am na xale yoo xam ne à partir de 6 mois ñu bañ ween bi. mais am na leneen lu ñuy lekk ci suuf. am na leneen loo xam ni mu ngi compléter alimentation bi mu ngi koy mottali. mais xale jékki-jékki rek wàññi nàmp bi wala arrêté ko ça li gën a wóor mooy dem kër docteur bu ñu xoolee nag gis ni du dara ñu ne la du dara mais tant que docteur saytuwu ko loolu dalul xel. waaw suñu mbokk mi wootee Kër Massar moom li muy jàmbat mooy li ñuy wax ne dañuy en fait lu ñu jël lépp wekku ko ci mbirum tubaab ndax médecine mbirum tubaab la ndax nee na moom ay doomam bu leen ay mbirum biir bu daw yooyeeg daloon coono ga muy daj kër docteur bu demee ci ay maamam ak pajum olof du ko dal donc nee na waruñu dàq à 100% li nga xam ne moom la ñu cosaanoo donc docteur yow loolu lan nga ciy tontu. waaw loolu moom dama ci ànd ak moom ndax dàquñu à 100% li ñu cosaanoo ndax ñun ñëpp ci suñu cosaan la ñuy sukkandiku pour nekk li ñu nekk nii donc mënuñoo bañ cosaan mais li ma mën a wax mooy. li ñu ne xale bi na nàmp ba am juróom-benn weer te du naan ndox juyoowul ak xale bu am biir bu daw ñu jox ko sachet yooyu nga xam ni ndox la xorom suukar potassium pour mu mottali ndox moomu muy ñàkk balaa muy yegg ci manqué ndox dëgg bi ñuy wax déshydratation boo xam ni mën na compliqué wu indi état de choc ndax mën na toll foo xam ni xale bi ni organam yi sax waroon di doxe dootu ko doxeti ndax manqué ndox boobu day dem ba indi manqué oxygène ci organes yi nga xam ni ñooy dundal xale bi donc déshydratation bi mën na dem ba xale bi ñàkk ci bakkanam balaa ñuy yegg ci loolu nag am nañ ndox boobu ak xorom boobu ak suukar boobu ak potassium cherul naqariwul a joxe moo tax balaa ñu yegg ci loolu dès que xale bi biiram commencé daw ñu commencé ko jox boole kook zinc bi. waaw Alioune Diaw woote kunun moom defe naa yaa ngi tontu ci jàmbatam ndax nee na nga wàññi nasaraan gi tuuti te defe naa docteur kàddu yi nga fiy joxe yépp ci réponse defe naa olofal nga ko nee na ci wàllu Covid bi ak vaccin yi dafa am xeetu vaccin yoo xam ne dafa bokk ci PEV te dafay aar xale yi ci yenn xeetu jàngoro yu mel ni biir bu daw ñu gis ne ci jamono ji ñu bari dañuy daw kër docteur ndax mbas mi mu bëggoon xam yan stratégie la ñu teg pour bu di gën a soññ parents yi ñuy continuer di suivre seen calendrier vaccinal doom ñuy topp seeni bésu ñàkk te duñ ci tëb dara. donc Alioune Diallo maa ngi koy remercier maa ngi koy nuyu tam di ko wax ni maa ngi ci gën a bàyyi xel ci wolofal bi maa ngi jégalu auprès de ci auditeurs yëpp ci su dee dama kii ci nasaraan bi maa ngi si jégalu bu baax léegi li muy wax ci vaccination bi stratégie yi ñu ci def ministère surtout direction de la prévention ñu ngi continuer soññ waajur yi pour ñu yóbbu xale yi ñu ñàkku ñun tamit pédiatre yi ñu ngi leen di soññ pour ñu continuer yóbbu xale yi ñu ñàkku parce que ñàkk bi dafa permettre ñu wàññi décès yi doon am ci xale yi de moins de 5 ans ñu wàññi ko wàññi nañ ko de façon conséquente donc bu ñu toppee ci Covid bi bañ a yóbbu xale yi bu période Covid bi passé maladie yooyu yépp nga xam ne vaccination bi permettroon nañ leen ñu contrôler ko comme ay ngas comme ay polio et comme sax jaare yi nii parce que ci programme élargi de vaccination bi am na benn vaccin boo xam ni le vaccin contre le rotavirus
day permettre ñu réduire hospitalisation yi pour jaaree yi nga xam ni rotavirus moo koy indi permettre nañ ñu réduire ko de 50 à 90%. xam nga loolu am na solo. donc lu ñu mën rek mooy di leen soññ di leen sensibiliser di def sax plaidoyer ni leen nañu dimbale xale yi yóbbu leen ñu continuer seen programme de vaccination. Covid bi c'est vrai que mu ngi fi mais bu mu tere ñu arrêté wala ñu faagaagal ak yi nga xam ni jotoon nañ ko am ci prévention bi ci protection contre maladie infantile yi. Momar Badiane moom nee na dafa gis ne ci jamono yi ñu toll problème respiratoire dafay bëri ci xale yi. nee na dañu gis tamit ne ci xale yi am na yu ñu leen di defal yu mel ni ay kinésie respiratoire te yooyu xamuñu ko woon fala yem nag mbir mi dagg xawma lan la bëggoon xam ci à travers laaj yi ban question la bëggoon poser mais terewul docteur ci li mu njëkk a wax ndax le constat est fait est-ce que problème respiratoire comme ni mu ko waxee dafa bëri ci jamono ji ci xale yi. c'est vrai que problème respiratoire dafa bëri actuellement ci xale yi. ndaxte ñun ñëpp xam nañ ni pollution bi dafa yokk ci dëkk bi pollution bi nag bu yokkoo ci dëkk bi day favoriser day oyofal voie respiratoire xale yi ba nga xam ni germes yeeg yi provoqué allergie yépp daf leen di mën a attaquer ce qui fait que pathologie respiratoire yi dafa yokk ci xale yi loolu c'est en partie pollution bi en partie moo ko provoqué léegi affaire kinésie respiratoire bi muy wax dafa am ay xeetu pathologie respiratoire yoo xam ni bu ko xale bi amee dënnam day am ay lor su dee mag dafay sëqat tëfli lor yi génn mu féex mais bu dee xale tant que amagul ñetti at mënul axtandiku donc kinésie respiratoire boobu ay genre massage la yoo xam ni day permettre ñu éliminer sécrétion yooyu pour féexal xale bi. ay yenn saa yi nag dañuy soxla di ci def ay juróomi séance ay juróom benn séance ba saay bu dënnu xale bi féexee rek ñu mën ko arrêter tout simplement parce que xale ak mag bokkuñu mag bi mën na sëqat tëfli libérer poumon yi tandis que xale bi tant que amagul 3 ans mënu ko il faut ñu dimbale ko pour génne sécrétion yooyu. waajur yu bari nag bu ñu dee fekkee fu ñuy defalee loolu seen doom même bu dee dañ leen newaat da ngay defaat séance ñu ci bari dañuy daw duñ ko àggali parce que dañu jàpp ne xëy na dafay metti est-ce que dafay metti exactement ci xale bi. li may wax toujours patient yi ñu koy digal. xëy na ñun tam am nañ ci rôle je pense que buñ leen koy bindal il faut ñu expliquer leen ko. mot bi nag ngeen baal ma mun ma ko wax ci olof toujours dama leen naan c'est impressionnant mais mettiwul parce que ni nga koy gisee da ngay defe ni xale bi day souffrir mais docteur ça surtout pédiatre du def luy lor xale bi ndaxte pédiatre li parent bi bëgg loolu la bëgg mooy xale bi am wér-gu-yaram. parent bi dal xale bi dal société bi am jàmm donc du def luy diis walla luy metti ci xale bi boo gisee nag niñ koy defee nag danga yaakaar ni que day metti mais boo seetloo séance bi buy pare rek day gis xale bi féex day nelaw. boo ko seetloo juste après séance bi xale bi dafay confortable donc il faut parents yi itam gisee ko noonu xam ni pédiatre du yëkkati dara luy metti walla luy lor di ko digle pour mu jëm ci xale bi. lépp lu mu def rekk pour gën ko améliorer la. waaw suñu beneen xarit bi wootee moom nee na saa yu yeewoo day am tànk buy metti daal ba du ko mën a teg mais su yeewoo rek lay yëg douleur boobu te nee na amu ci benn gaañu nag wax dëgg. donc docteur naam pédiatre nga xëy na di nga am foo ko orienté ci ban service la war a mën a dem pour ñu xam lan la walla tamit boo xamee lan la nga wax ko. léegi dama koy wax rekk mu jéem a orienté wu ci service su médecine interne yi. am na ci hôpitaux yi xam naa foofu bu demee dinañ ko jox ay tegtal yu leer.
Bara Cissé moom ci mbirum feeñal lay wax nee na lu mu gis daal ci suñu dëkk yi moo feeñalu xale yi dafay metti nee na day ànd ak biir bu daw manqué appétit te nee na du loolu lay nemmeeku ci yëfu ci dëkku tubaab yi mu bëgg xam lan moo ko waral. Je pense comme li ma waxoon rek ci njëlbeen bi dafa am yu bari yu ñuy teg ci ndoddu feeñal rek. mais du feeñal bi en tant que tel mooy indi coono yooyu ci xale bi donc xëy na dëkk tubaab bi xëy na dañu def différence bi entre feeñal bi ak yooyu maladie yooyu pathologie peut-être moo tax ñoom duñ ko ressentir comme ñun fii niñ koy ressentir parce que fii lu yegsi ci xale bi rek ci période boobu surtout dañ koy seetlu ci xale yi amagul 1 an te ñoom sax ñoo gën a vulnérable lu leen dar rek dañ naan feeñal bi la donc il faudrait que tamit population yi ak waajur yi jéem a xalaat ni que du feeñal bi toujours mooy entraîner loolu parce que ñun liñ ci xam ci feeñal bi loolu mu mën a indi rek mooy li ma la waxoon rek peut-être mën na tàng yaram bi tuuti ciiñ yi xaw a neew yi xaw a xonq tuuti mais ay biir yi daw yu grave ay yaram yu tàng ak ay fièvre yu élevé loolu du feeñal bi mooy responsable. waaw keneen ki woote Géejawaay nee na doomam bu jigéen dafa am fukki at ak ñett dafa commencé gis mbaax maanaam ay réglam mu bëgg laaj est-ce que loolu normal na ci âge boobu. waaw je pense que âge boobu normal na parce que jigéen mën na commencé gis réglam à partir de 12 13 15 ans donc ça loolu moom c'est tout à fait normal. waaw on comprend l'inquiétude du parent donc en tant que pédiatre yow lan nga koy digtal ci jamono ji xëy na mu nekk lu bees surtout bu nekkee taawam bu jigéen. ban attitude la war a am ak moom yan conseil la ko war a def lan moo ci rôle am daal en tout cas pour que mu yomb ci ku jigéen ki surtout. donc pour que ku jigéen ki peut-être mën nañ surveiller cycle am parce que les 2 premières années yi muy gis règle aussi cycle bi du régulier. mais surtout waxtaan ak moom ni ko léegi nag toll na foo xam ni am na yenn responsabilité yoo xam ne xëy na yaay ji moo ko mën a waxtaan ak moom pour mu xam nu muy doxalee ci digganteem ak xale yu góor yéeg yooyu et puis peut-être aussi mën nañ ko yóbbu ci gynéco mu consulter ko xool ko mais daal na xam ni du dara lu anormal ci âge bi. évolution naturelle normale bi jeune fille bi war a am la. ban accompagnement dañ ci war a def côté hygiène. donc je veux dire disponibilité parce que xale yi xamuñu. peut-être ñu boole leen docteur parce que souvent la problématique posé woon nañu ko élèves yi demoon nañ fa def reportage nee nañu ñoom bu ñu xëyee jàngi. dañuy teg serviette hygiénique mais bu ñu ñibbisee. ci kër ga 17h ci la ñuy changé wu. d'accord parce que xamuñu te aussi seen école yi amul ay ndox ak yooyu pour leur permettre de se changer te def di loo xam ne pour man ci dès le début lañ ko war a inculquer ci xale jigéen ñi comme ça ñu màggaale ko. waaw d'accord donc c'est par exemple su dee ci lycée yi nga xam ne am na ay assistantes sociales mën na rapprocher wu de son assistante sociale su dee amul assistante sociale aussi mën nañ ko defal consultation ak gynécologue bi comme ça moom dina ko wax yan anam lay def pour supporter nouvelle situation bi pour dund ko de la meilleure façon qui soit. waaw question yi jeex na donc dañu ñëwaat ci suñu questionnaire docteur ma la doon laaj complication yi am ci nga nekk ak xale booy xam ne dafa am biir bu daw ba mu yàgg ci moom teeloo ko yóbbu kër docteur wala sax mujjewoo ko fa yóbbu yan njeexital yan conséquences la mën a am ci xale bi est-ce que mën na ko lor yi. waaw mën na ko lor bu baax parce que comme li ma la wax sànq rek ñun li ñu gën a ragal ci xale bi buram di daw mooy mu déshydraté parce que comme ni ma la ko waxee rek xale bi bu biir bi du daw cabinet yi day ndoxee ndox boobu mooy ndox bi nekk ci organisme bi moom lay génne donc ndox boobu muy perte day ànd ak ay ferñeent te bu yàggee di nga gis xale bi commencé perte poids commencé tayel di mar li muy saw di wàññeeku bu dee nourrisson nga gis nàmpatal bi commencé di xóot loolu nga xam ni mu ngi commencé déshydraté boo ko yóbbuwul kër docteur rapidement dafay évoluer comme ni ma la waxoon vers un état de choc toll foo xam ni organes yi nekk ci yaram bi yépp dootuñu fonctionner ti comme ni mu ware
te loolu xale bi mën na fa jaaree perte bakkanam donc boobu mooy complication bi ñu gën a ragal beneen bi mooy malnutrition parce que en plus de ndox boobu ak ferñeent bi day perdre aussi ay nutriments ce qui fait que day tax xale bi loof xiibon donc biir bu daw mooy première cause malnutrition ci xale yi mooy xiibon te xale boobu xiibon tamit day fragile du amati doole pour soldaaram yi nekk ci organisme mën di jànkoonteeg doomu jàngoro yi koy attaqué donc moom tam day am facilité di am biir buy daw ce qui fait que ça fait un cercle vicieux moo tax vraiment ñuy ñaax parents yi ku ci sa doom biiram di daw demal ci poste de santé wala centre de santé bu la gën a jege ñu jox la SRO bi ak zinc bi balaa xale bi di yegg ci complication yooyu. waaw balaa ñuy ñëw ci mbirum prévention bi nu ñuy def ba fàggandiku ci xeetu feebar yooyu sànq ci kaw yaa ngi doon wax des fois nga gis biir bu daw mu ànd ak woccu ak fièvre xanaa dafa am yu wuute dafa am ay biir bu daw yu wuute selon li leen di joxe wala. waaw parce que am na biir yu daw yoo xam ni comme par exemple germes yi moo leen di joxe germes yi bari na am na yoo xam ne ay virus la am na yoo xam ne ay bactéries la am na yoo xam ne ay parasites la am na biir yu daw yoo xam ni tamit erreur diététique la loolu du am par exemple en général yaram bu tàng parce que exemple bi mu mën a joxe mooy par exemple ñi jox seen doom biberon parce que joxe biberon dafa am anam yu mu laaj surtout hygiène bi biberon bi dañ ko war di raxas chaque fois buñ ko utiliser ba pare baxal ko pendant 20 minutes buñ koy reconstituer dañ koy reconstituer ak ndox bu set bu sell am na tam ay mesures 30 millilitres bu nekk benn kuddu meew nga koy reconstituer te benn biberon bu nekk pour benn repas la da ngay gis koo xam ni dafay defar biberon journée bi yépp yendoo koo jox xale bi duñ ko raxasaat duñ ko def dara yooyu day indi ay biir yu daw ci xale bi donc moo tax signes yi des fois du bokk comme par exemple jaare yi nga xam ni virus rek la da ngay gis jaare bi mën na ànd ak yaram bu tàng ak ay selles yu liquide yu profuse yoo xam day évoluer rapidement ci déshydratation jaare yi nga xam ni bactérie moo koy indi day am jaare yoo xam ni bactérie bi day ànd ak fièvre bu élevé jaare bi des fois en plus ndox bi génn dafay ànd ak lu mel la ay ñandaxit ak deret am tam ay jaare parasitaire yoo xam ni jaare bi mën na ànd ak deret mais sans ànd ak yaram bu tàng donc bari na ay cause yuy indi jaare ak cause bu nekk type de jaare bi nga indi des fois aussi mën na y a des jaare yoo xam ne c'est dû aux antibiotiques comme par exemple mën nga jox xale mu bañ a tolérer antibiotique bi mu indi jaare aussi genre effet secondaire voilà c'est ça voilà bëggoon naa xam aussi Sénégal ndax jot nañu def ay xayma ci at yi ñu génn pour xam ñaata tout tànk en tout cas de biir bu daw faat fii ci Sénégal loolu nag du ñàkk ni def nañ ko mais li ñu mën a jàpp mooy tout pays confondu jaare bi mooy deuxième cause de mortalité infantile tout pays confondu nag maanaam dëkk bu ne dëkk yépp OMS li mu ci wax ci biir bi daw lu tax mu nekk sujet bu important après maladie respiratoire yi jaare mooy ñëw ci li gën a mën a faat xale yi am moins de 5 ans. est-ce que kon du baax nit ñi waajur yi en tout cas ñëpp ci askan wi xam naka la ñu mën a def ba fàggandiku ba moytu biir bu daw yi lan moo ñu mën a aar lu mën a aar suñu tuut tànk yi. est-ce que vaccin la est-ce que condition d'hygiène la est-ce que lan la docteur. li ñu gën a mën a permettre ñu fàggandiku ko la première chose mooy allaitement maternel exclusif bi jusqu'à 6 mois. li ci topp mooy comme li ñu doon wax léegi vaccination bi parce que suñu xaymaa jaare yi li ci ëpp
rotavirus boobu ma la wax moo koy indi te day entraîner rapidement ay déshydratation te vaccin contre rotavirus boobu dugal nañ ko ci programme bi depuis 2015 te biñ ko ci dugalee ba tey bi ñu xaymaa on s'est rendu compte que wàññi na de plus de 50%. am na sax ñu ne wàññi na de 90% hospitalisation yi ndax jaaree à rotavirus nga war a xam ne loolu am na solo donc malgré Covid bi ñu ngi ñaax parents yi ñu continuer yóbbu seen doom yi ñu ñàkk leen. waaw vaccin boobu rotavirus. continuer docteur. boole aussi ñi choisir parce que xëy na des fois amuñu pexe. allaitement artificiel bi ñu góorgóorlu ci hygiène biberon yi ñu góorgóorlu xam nan lañ koy defaree surtout ñuy insister que ni ko benn biberon benn repas la mënuñu defar benn biberon pour toute la journée ak mesure d'hygiène yi koy entouré yépp raxas bi baxal bi ak ndox gu sell gi ñu ko war a préparer ak respect wu nag mesure d'hygiène yi hygiène corporelle di raxasu régulièrement togg gi tamit légumes yi ñu koy raxas ba mu set ak fruits yi togg gi di ñor yàpp yeeg jën yi fi ñu leen di conserver aussi di adapté après nag ñu passé nag ci mesure collective yi mooy assurer accès à l'eau potable ndox mi di sell assainissement yi latrinisation beeg taataawu ndox yi tamit ñu koy traité donc yooyu yépp buñ ko boolee dina permettre ñu prévenir de façon efficace jaare yi ci xale yi. ci fàttali rek vaccin boobu soxal rotavirus te moo bokk ci PEV bi yan waxtu ci âge ci dundu xale bi la koy def donte dañ leen di jox rendez-vous mais pour ñi nga xam ne rëcc na leen xëy na wala xamuñu à partir de quel mois lay commencer est-ce que dafay am rappel aussi ban moment lañ koy def. dañ koy def ci 10e semaine bi ak ci 14e semaine bi mais même buñ ko ratee garaawul parce que xale bu ratee vaccination mën nañ ko rattraper. donc raté bi amul problème parce que ak période Covid bi il a fallu que nit ñi tamit adapté wu ci Covid bi retombé waat ci seen ay tànk donc peut-être période boobu noonu am na yu bari ñu ci raté seen vaccination mais loolu bu mu leen jaaxal. bu mu teree ñu delluwaat ci seen centre yi vaccin yooyu ñu raté yépp dinañ ko rattraper sans problème. waaw kër goo xam ne dafa am xale boo xam ne gis nañu ne am na biir bu daw. mu am fa it yeneen xale yu fa nekk est-ce que am na risque mu am wàllante seen biir. am na risque ñu wàllante seen biir moo tax ñu ne hygiène bi am ci solo parce que tamit dafa am les maladies du périfécal yi nga xam ni cabinet yi mën nañ contaminer ndox yi loxo yi tamit suñ ko dul raxas correctement mën nañ contaminer te xale yi entre ñoom aliments yi tam mën nañ contaminer moo tax hygiène bi tam importante surtout bu benn xale nag amee jaaree ci biir kër gi. waaw docteur waxtu wi léegi mu jeex wax nañu ci wàllu prévention ci li nga xam ne moom mooy jaare ndax gis nañu ne moom moo gën a bari ci jamono nawet bi di dal xale yi mais bu weesoo jaare tey lan mooy motif de consultation ci xale yi loo xam ne nawet mu ngi koy indi ci ndorteel li waxoon nga ko est-ce que infection respiratoire yi mën nañu considérer ne ci nawet bi dafay gën a laal xale yi wala ça n'a rien à voir. waaw mën na leen gën a laal aussi parce que tamit maladie respiratoire yi am na yoo xam ni yu bari tamit allergènes yi moo koy indi allergènes yi tamit ak écosystème hivernage bi dañuy développé wu donc mën nañ am tam recrudescence su maladie respiratoire yi pendant l'hivernage. waxoon nga tamit ci wàllu dermatose yi. bëggoon naa xam lan moo koy indi naka lañ ko mën a méngalee ak nawet. toujours encore ya am na allergie yi am na tam prolifération yenn insectes yi nga xam ne dinañu màtt xale bi après mu def góom loolu tam mën na ko indi. donc est-ce que yooyu tamit ni ñu war a jëlee mbirum jaare comme cas d'urgence noonu la ñu war a jëlee tamit bépp xeetu feebar boo xam ne rek yëngal na xale. waaw surtout nag maladie respiratoire ak jaare
parce que comme ni ma la waxee maladie respiratoire yi mooy première cause de mortalité ci dëkk yépp confondu pour enfants de moins de 5 ans. Diarrhée yi mooy deuxième cause de mortalité. Peut-être dermatose yi mën na bañ a nekk urgence su dee lool rek la mais terewul dem kër docteur. dàquñu faju cosaan yi mais tamit ku am dermatose tam bul toog rek ni ndoxu siti la bañ a dem kër docteur. waaw li ñuy jeexalee mooy maladie respiratoire yooyu naka lan moo war a arrêter parents yi ban seetlu la ñu war a am ci seen doom pour mën a njort ne xëy na kii kat mu ngi am loo xam ne mu ngi laal ay voies respiratoires am ba jar ñu war ko yóbbu kër docteur. La première chose bi war a alerter parents yi mooy qualité noyyi bi yow da ngay gis xale bi di noyyi bi commencé def bruit boo seetloo yow yaa ngi noyyi maa ngi noyyi kenn dégguñu ñu noyyi. xale bi bu commencé noyyi muy def bruit war na la arrêter. boo gisee respiration bi gaaw boo ko déggee muy onk boo ko déggee muy yëngal bopp bi di ko sànni yooyu yépp ay signe d'alerte la. boo ko xoolee tam di nga gis ci dënn bi day mel na am ay parties yu ci xóoteeg yu ciy jóg yooyu tam c'est des signes d'alerte. donc surtout ci noyyi bi nga koy xamee bu noyyi bi commencé bruyant nga sentir ni xale bi mu ngi def effort loolu yaa ngi koy sentir par onk bi ak mouvement de la tête ak muscle yi tam yi muy solliciter ci dënn bi ak ci biir bi nga gis ñuy xóot yooyu moo war a alerter parents yi. kon nag docteur dañu lay jaajëfal di la gërëm di la sant ci sa disponibilité ci tontu yu leer yi nga fi wax yépp di jaajëfal auditeurs yi nga xam ne tamit woote nañu ak Alioune Badara Socé suñu technicien bi nga xam ne moo doon tax ñu dugg di la jox kàddu gu mujj gi nag nga wax ak parents yi ndax yéenay liggéey en tout cas yéenay collaborer parent bu ñëw ci pédiatre da koy dalal door a faj doomam donc tey jii lan nga leen di wax ci tënk bu ñu naree tënk waxtaan bi yépp tey lan la ñu war a jàpp ak lu ñu war a bàyyi. li ñu war a gën a jàpp mooy ku ci am sa doom jéem ko nàmpal ba mu am juróom benn weer bu ko jox ndox bu ko jox lem bu ko jox beurre ndax loolu daf koy jox déjà un bon départ pour la vie dina ko protéger contre maladie yi ñu wax ni. benn bi mooy première cause de mortalité ci xale yi am moins de 5 ans mooy maladie respiratoire yi bi ci des mooy deuxième cause de mortalité ci xale yi am moins de 5 ans mooy diarrhée yi donc loolu yépp soowu ween bi daf leen ci aar ak yeneen ba ñu doon ay adultes yu productifs pour seen dëkk ndax même yenn maladie yi ñuy wax ay diabète ak ay hypertension yooyu yépp biñ ci taxaw seetloo xam nañ ni allaitement maternel am na ci effet positif leneen li mooy ku ci am sa doom mu nga gis lu la jaaxal ci moom loo daawul gis bul ko xalaate feeñal que ce soit biir buy daw que ce soit yenn xeetu soj yi que ce soit yenn yaram yu tàng yi jéemal la dem ci structure de santé bi la gën a jege bu dee poste de santé bu dee centre de santé bu dee hôpital en essayant nag topp pyramide bi ça veut dire dem d'abord ci poste de santé bi bu réglé wul sa problème référé la ci centre de santé bi bu ko réglé wul nga door a dem hôpital. ñu xam ni tamit nee na lu ñu tam mbiru cosaan mais terewul soo gisee loo daawul gis ci xale demal kër docteur te nga xam ni tamit pédiatre bi. wala docteur bi du def dara luy lor malaadam lépp lu muy def rek pour améliorer état de santé la. jërëjëf docteur ñu lay ñaanal guddik jàmm di ko ñaanal ñépp ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon may nopp waaw. léegi nag balaa may pare maa ngi leen di remercier yéen waa Sud FM di la remercier yow mi parce que vous ndax permettre ngeen ñu waxtaan ak auditeurs yi permettre ngeen ñu transmettre suñu ay messages. suñu parents yi ñuy collaborer maa ngi remercier aussi sama chef de service professeur Boubacar Camara mi ma fi yebal di remercier tamit auditeurs yi ñu accompagner yépp tout au long de l'émission. jërëjëf. merci beaucoup docteur.